mbir moo am ca Gàmbi di nag ak waxtaan woo xam ne nag ba tey ñu ngi koy amal moytu nag dana yàgg lool ndax Yaya Jammeh daal bu ñu sukkandikoo ci ay xabaar yu baawoo ko ci nag Nations Unies di mbootaayu xeet yi mooy fi mu nekk nii nag la mu bëgg mooy lu wér te wóor ci wàllum kaaraangeem bu bàyyee rek lii di nguur gi mais nag naam sax appaloon nañ ko joxoon nañ ko app ci diirub daanaka fii ak ñeenti waxtu yi waaye boobaa léegi àll na selaw dara xëy gu ci neex mais nag sax da ngay xëy ndax lu jëm ci wàllum nag dànkaafa gu jóge ci lii di rek communauté internationale bi waaye lu mu mën di am daal mooy fi mu nekk nii ONU xamle na lu toll daanaka ci ab lim bu takk ci ay nag doomu aadama jóge ci mbootaayam jamono ji di ay way takk der ña nga foofee ca dëkk ba ngir nag fas yéene ne jële fa Yaya Jammeh mu wàcc nguur gi ndaa di nag wax ba tey ci mbir moomee ñeel Gàmbi mu mel ne nag kii di njiitu réew mu bees mi di Adama Barrow sañ samp ko démb moom nag ak xaritam di njiitu réew bu Sénégal daal dañuy bokk julleendoo tey ji àjjuma gi ci fële nga xamante moom moo di jumaay Omarienne bi waaye ñoom ñaar ñëpp naam sax sol nañ seen lu weex solu ba sell terewul taxul benn yoon yëkkati ay kàddu wax waaye lu ci mën di am daal mooy fi mu nekk nii imam ba ñaan na jàmm mën a am nag ci diggante ñaari yi nga xam ne benn bopp la te kenn mënu koo xaar ñaar Ibrahima Fall. ci jamono bu tiit ak njàqare daal di lawe fële ca Gàmbi ndax la ñuy xalaat ne dina am xeex maanaam guerre wala déet ngir jëlee fa kii di Yaya Jammeh njiitu réew mu yees ba ñu tabb ci réewum Gàmbi di Adama Barrow mu ngi fii ci Sénégal ba léegi gannaaw démb ba mu waatee toog ci donkaase gi te ñu amalee woon ko ci ambassade bu Gàmbi nekkee fii ci Ndakaaru Adama Barrow daal dinay teewee julli ajjuma ci juma Omarienne bi ànd ci woon ak naataangoom bu Sénégal jiitu réew moomee di Macky Sall daal dinañu koy gërëm jaarale ko ci benn liiwar bu ñu bind te Thierno Madani Tall bindoon ko ñun ñu ngi rafetlu bu baax rawatina ci wàllu liiwar bi nga xamante ni ba ñu ko defaree app bi sax yàggul mu nekk luy wone xarañte ci doomu réew mi xarañte bu méngoog sa gis-gis ci wàllu réew mi maanaam li ñu wooye plan Sénégal émergent te loole yëpp nga jubli ci itamit askan bi daal di gëstu pour mën a ànd ak yow ndax loole moo mën a yor koom-koomu réew imaamu juma bi daal di julli ñaan ci président bi nga xamante ni moom moo yees ca Gàmbi mu daal di jiital dëkk ba ci jàmm te mu bañ a am dara lu koy xoxatal waaye itamit ñaan ci loole jàmm wéy di am fii ci Gàmbi jullib ajjuma bi méngoo ko fukk ak juróom-ñaareelu édition ñuy amal ziyaara Omar Foutiyou Tall gannaaw julli bi ñaari njiitu réew mi daal di génn ci jumaa ji ànd ñoom ñaar dugg ci auto présidentielle bi fa ñu jëm palais de la République. mu nekkoon noonu ñoom ñaar njiitu réew yi kenn yëkkatiwul ay kàddu jëbale ko ci mbir mi moom moomee sax di njiitu réewum Gàmbi mu yees di Adama Barrow ni ki démb lañ ko doon samp fii nag ci rek ambassade bu Gàmbi fii ci réewum Sénégal mu mel ne ku ñuy duppee Cheikh Sidiya Bayo nekkoon daal ci kenn ca ku jëkk sonaloon loolu njiitu réew moo woon di Yaya Jammeh moom am na ay kàddu yu mu yëkkati xam ne nag noppi na ngir ñu amal intervention militaire waaye buñ ko jëmale ci nag way takk der yi nga xam ne ñoom dañoo lank bak seeni loxo nag bañ a def ab xeex waaye nañu fekk teg gët ki nga xam te moom moo di Yaya Jammeh mi nga xam daal lu ji njàgg mooy njàkk ay kàddu mi ngi ci micro sunu naataango ko de Ndiaye. Soutien bien sûr d'intervention armée mais pas dans le temps. ànd naa ci intervention militaire ba ca réew bu Gambie waaye nag suma sañoon ñu gën koo nag ciblé ci ki nga xamante ne ni moom mooy Yaya Jammeh ndaxte déjà rek li nga xamante ne ni moom mooy l'armée bu réew bu Gambie moom jaarale ko ci baatu ki nga xamante ne ni moom mooy ki leen jiite xamle nañ ne fas yéene wuñ benn yoon jàmmarloog kuréel gi di CEDEAO yokk nag mandat wu Yaya Jammeh day nekk loo xamante ne ni du dëppoo benn yoon ak constitution wu réew ma ndaxte def na recours boo xamante ne ni ca cour suprême at ak genn wàll ngi ni amatul ci gàttal daal loolu nga xamante ne ni moom mooy assemblée boobu légitimul. Qui ont voté justement cette prolongation de 3 mois donc c'est compréhensible mais ça n'a pas lieu d'être et naka noonee tamit kii nga xamante ni moom moo di rek ONG article 19 fu rafetlu bu baax ni ñuy defalee bile prestation du serment di waat gi mu waat ngir nag jiite kulli Gambien kookee nag moom mooy ki nga xam ne moo di Fatou Jagne moom ginnaaw bi mu jàppee nag fi mu nekk nii buumu njaameel daal ci diirub ñaar fukki at ak ñaar la ñu daal di dagg ndax Yaya Jammeh sonal na lool tax daal gis na ni amaloon nañ sax bëggaloon nañ sax amal ab wàcc ci mbedd ya ñu xaru waaye te amuñ woon buntu gu ni mel moom am na ay kàddu mu dénk suñu naataango. ne lépp jaarale nañ ko ci li ko charte constitution bi tëddalee tey si territoire gambien lañ ko defee circonstances exceptionnelles yi tax ñu defee ko fi ñëpp xam nañ parce que président Jammeh dafa toog ba mu des quelques jours inauguration bi mu déclaré état d'urgence tey nag adduna bi yëpp ak gambien yi wan nañ ko ne astuce juridique mënoo ko utiliser parce que constitution bi aussi juristes yi mën nañ ko lire autrement
te lire nañ jour constitution bi interpréter ko xam ne mën nañ ko defee fii ci ambassade bi ba pare am koo xamante ne mën nañoo prêter serment jàppale président mu prêter serment Sénégal aussi jàppale CEDEAO jàppale di kontaan rek di wane ne unité africaine mooy doole unité CEDEAO mooy doole te Gambien yi décidé nañu ne dañu bëgg a changer mu ngi ñaan président Jammeh li des ci heure yi des mu comprendre bàyyi xam Gambie jox nañ ko cër pendant 22 ans boo nekkee njiiti réew am teraanga yëpp tey peuple bi changé bëgg a changé da ngay nangu dogalu yàlla nga bàyyi de nekk simple citoyen daal di delloo cër askan bi loolu lañ koy ñaan. mu nekk koo xam ne nag jot na sënkëb ñu xam mooy kan moom Adama Barrow nga xamante nag daal jamono ji moom la ñuy duppee nag l'homme fort de la Gambie ndax nag nekkoon na koo xamante ni daal doon yëngu ci wàllum ay homme d'affaires la moom ci wàllum entreprise bokk na ci daal ku am maanaam moomeelu ay immobile yu bëri yoo xam daal jàpp nañ nag doon na ci liggéey waaye nekkoon na koo xamante ni doon na liggéey ci rek supermarché bu Grande-Bretagne nekkoon fa ab vigile nekkoon koo xamante tamit ku ñu ràññale woon ci wàllum Jokalante ci ay affaire nekk koo xam daal bett nañu bëri ci nag ni mu nekk njiitu réewum Gambie ginnaaw ñaar fukki at ak ñaar yi nga xam tak Yaya Jammeh moo boofoon ca nguur ga moom fi mu nekk nii mi ngi toll ci juróom fukki at ak benn moom Adama Barrow nekk koo xam nag ñaari soxna la yor daanaka lu toll ci juróom ci ay maanaam bant ay tout tànk ay bant Adama Barrow nag nekk koo xam nag ku bëgg club lii di foot li nga xam te moo di Arsenal moomee jot sënkam ñu xam mooy kan Ajara Ndiaye. Adama Barrow mi ngi juddu ci 1965 ci ab village bu ñu tuddee Mansajankunda mu nekk ci wetu fi nga xamante ni moom mooy Bassanta Sow ci partie est bu Gambie moom nag mi ngi commencé njàngam nag ci fi nga xamante ni moom mooy Kobakunda ci la dem après Banjul balaa muy am ab bourse ngir dem ci secondaire ci école musulmane. moom nag liggéey na ak ki nga xamante ni moom mooy El Hadj Moussa Sons ba daal day nekk directeur vente ci atum 1996 mu nekk ab militant ci parti démocratique unifié ñu koy woowee UDP ci jalbeenu atum 2000 si la daal di tukki génn Gambie daal di dem fi nga xamante ni moom mooy Londres ca foofee sax mu daal di fay def métier immobilier waaye terewul boole woon na ko ak li nga xamante ni moom mooy nekk gardien de sécurité moom nag des na fi nga xamante ni moom mooy Royaume-Uni ci lu toll ci diiru ñetti at nekk na it garde du corps homme d'affaires gambien bi ñu woowee Momodou Moussa Ndiaye moom nag muy papa ci ki nga xamante ni moom mooy jabaru ancien président Daouda Diawara nga xamante ni dañ ko renversé woon ci atum 1994 ci ki ko def di lieutenant Yaya Jammeh ci loolee sax mu daal di lancé agence immobilière am muy sokkaliku bu baax Adama Barrow nag ñu choisir ko mu nekk candidat unique bu juróom-ñaari parti d'opposition ci élection présidentielle yi amoon ci 1er décembre 2016 ci Gambie mu daal di koy gagné nag ci premier tour scrutin bi lu toll ci 43,3% ci suffrage yi Yaya Jammeh moom nga xamante ni 22 ans def na ko ci nguur gi ñëw ci ñaareelu place bi ak 39,6% ci suffrage yi ñetteelu candidat Mama Kandeh moom mu am 17,1% ci ay voix ci loolee nag Yaya Jammeh instauré li nga xamante ni moom mooy état d'urgence gannaaw bi mu nangulee rek victoire bi lee ba tax sax parlement bi moom prolongé mandaawam ci lu tollu ñetti weer mu nar a dakk ci 19 avril 2017 bi ñu jëm moom nag Adama Barrow prêté na serment fii ci Sénégal waaye mi ngi ko amalee ci ambassade bu Gambie nekk fii ci suñu dëkk gannaaw ba Yaya Jammeh moom daal di dëgër këcc toog fi mu toog ne du jugee ci nguur gi na am sax CEDEAO jot na ci jóg dox ay tànk dara mënul antu ci loolee sax jamono ji ñu ngi ca fi nga xamante ni moom mooy Gambie ci bëccëgu tey ji ñu mën a fàttali it ni général Ousmane Badji moom daal dina amal ab déclaration ressortissants occidentaux yi di leen wax ni ñoom duñu am benn résistance te di leen bàyyi troupes africaines yi daal di def seen intervention bu ñuy wax ci loo xamante ni rek dafa personnel ci Adama Barrow mën nañu wax ni ñaari soxna la am ak juróomi doom atam toll ci 51 ans waaye ci 15 janvier bi ñu jàll ki nga xamante ni moom mooy Habib nekk doomam daal di am juróom ñaari at moom nag daal dina faatu gannaaw ay matt yu mu amoon. jaajëf Ajara Bonaadi yéen a ko déggandoo du Ajara Ndiaye waaye ci élément Ajara Ndiaye la ñu jëm bokk na ci nag junjoon naa ko sànq ci ndorteelu xabaar yi bokk na ci li nga xam te moom moo di askanu Medina ñoom nag dañoo bëggoon a wàcc mbedd yi niñ ko baaxoo defee ñoom niñ ko bëgg di defee ji aljuma ko jot nag ñu ñaxtu ngir ñu bàyyi seen njiitu gox boobee di Bamba Fall ak ki ñooñom lu mel nag dafa mujjul antu ndax it nag la fa jaadu leen lu ab dogal bu wadde ci préfet bu Dakar gàntal lu ni mel ñoom nag nee nañ duñu bàyyi benn yoon ñi di ndaw ya di ndaw jeune socialiste
yi ak di yëngu ci wàllum démocratie ak askan wa lëkkaloog maire bi di Khalifa Ababacar Sall ñoom nag fi mu nekk nii bëgg nañ saa su ne ñu dàbbali waat ko duñ dakkal benn yoon naam sax fañ nekk nii lañ amale ab déclaration lu ñu mel tamit bokk na ci li ñuy sàkk ñoom askan wi naam wax wàcc baax na waaye ñu jaarale ko ci li nga xam te moom di yoon maanaam bañ faa rek indi fitna ci seen marché boobu lay Ajara Njaay. ndaw ñi duppee seen bopp jeunesse pour la démocratie ak socialisme ñoom nag ñoo taxaw téeme ngir amal àjjuma bu jot ab ndaje ngir mën a génnee Bamba Fall ak ñoñam ci fi nga xam ne moo ci prison bi loolee nag ñi nga xam ne ñooy yeewoo fii ci Médina dérangé wu leen benn yoon. Bamba moom dafa nekk koo xam se ni tey dafa bokk ci ñun quoi. parce que tamit maire Médina la lépp lu ko metti daf ñuy metti lépp lu ko neex dañuy neex comprendre nga kon tey yaakaar naa ne bu ko dara toujours rek après daf ñuy laal quoi mais nag yaakaar naa ñun loolu xawuñu déranger quoi. fii moom ñi jàppale Bamba Fall jàmm rek nu bëgg ñu ñaan yàlla génne ko situation bi bu nekk. am na ñoo xamante ne dañ siy rax pour jug pour def lu bon waaye Médina fii nii moom gisaguma benn jeune boo xamante ne dafa jug pour xeex wala pour xuloo ndax Bamba Fall ñun dañoo jug mooy. pour manifester wu wane sunu naxar ndax duñ ko téye metti nañu mais tamit duñ def benn loo xamante ne ni loi bi da koy tere. ci noonu ñenn ñi nag jàpp nañ ni yooyee manifestation mën naa am te du andi benn jéy. manifestation yi moom bu ëpp yi tamit baaxul xam nga bon nañ jéem a ñaanal xam nga gars yi waxtaan xool nu ñu arrangé rek xam nga parce que ñun ñëpp benn nañ aussi xam nga Bamba moom vraiment dañ koy ñaanal lim nekk nii mu génn ci parce que nit ku baax la taxaw na waa Médina yi xam nga ñu ngi koy ñaanal daal lim nekk mu génn ci kat. ñoo xam ne ñoo dëkk Médina di liggéey Médina bëgg na Médina am jàmm ñun loolu bëgguñu ko ay presse ñoo fii xam na c'est-à-dire ñun daal bëgguñu doon ñun daal si soñoon Bamba Fall ñu libéré ko asaan ñu jënd Médina asaan ñu loolu rek la bëgg. waa JDS nag taxawal boobale opération ngir jàppale ki nga xam ne mooy Bamba Fall ak ñoñam duppee ko li nga xam ne mooy front ngir dignité fi mu ne nii nag ñu am dëgër laay loolu ndax ki nga xam ne mooy Khalifa Sall ak ñi nga xam ne ñooy yeewoo fii ci Médina taxaw téeme ngir jàppale leen ci seen boobale xeex. beneen mbir ñeel nag. fële ca Ndar géej lañ naan coow dem ci bët gànnaar réew mi bokk na ci juróom benni ati kaso yoo xam nag mi ngi waddee ci këru attekaay gi ne foofee di rek tribunal correctionnel bi lu ni mel ginnaaw bi nga xam nag daanaka dañoo nemmeeku lu jëm ci ak càcc ñeeloon ab jongante ay élection ci ñii di dawalkati woto yi foofee di ay chauffeur transport loolee nag xewoon ca diwaan ba boobaak léegi toll ci diirub ñaari at lu ni mel nag ki nga xam te ni moom moo di rek vieux Abdou Aline Mbodj moom nekk ki nga xam te moo di président sortant ba ne nag loolee du ko dégg tam xablu na jàpp ne nag ñoom bu ñu sukkandikoo ci avocat Abou Talib Gueye mooy daañu jëbala plainte ci yoon nag ngir ñu mën a ràññeek baax defkati ñaawteef yu ni mel di sàcceeg njuccaay ñeel yooyu les élections ay kàddoom ki ko taataan mooy suñu ndaw ba ñu fa teewal Gami Diagne. fichier bi nga xam ne moom la ñu bind nit ñi am droit wat ñi ko def bokkuñu ci association bi jiitewuñu association foofu sax loolu normalul mais ña ko def dañ ci dugal ñoo xam ne non seulement ñii ay permis yu ñu am du permis transport ay permis dégg nga particulier la ensuite ñoo xam ne dëkkuñu Ndar ñu ngi dëkk yeneen région wu Sénégal te carte de membre ñu doxal leen ci fichier bi jox aussi ci carte membre yi pour ñu mën fi wote bind ci carte membre bi ne Ndar la ñu bëgg lan dëkk te boo seetee ne et ku si ne da nga présenté bi ngay inscrire sa permis de conduire te lépp leer na sa permis fan la ak bon numéro transport la kon ñi nga xam ne ñoo defar fichier bi dugal leen ci ak ñi leen jox carte de membre xam nañ li ñu doon def lan lañ doon def moo di def fraude pour am mu nombre bu bari dégg nga pour mën gagner vie Mbodj ñi nga xam ne ñoo demoon wote te amuñu droit ñi ngi ci dote jàppagum tey tribunal teg na leen juróom-benn weeru kaso yu ñuy tëdd kon ña defar faux bi muy ci wàllu carte yi muy ci wàllu fichier bi nan leen jëli ñoom tamit juge leen yóbbu leen ca kaso ba ñu fekki ña leen ñu bawoo fële nga xam te moom moo di Ndar géej ñëwaat fii ci Ndakaaru bokk na ci daal ay ndongo yu bëri yoo xam daal ñoo teewe woon ab conférence bu ñu jagloon lu jëm ci wàllum xam-xam ak xarañte ñeel li nga xam te moom moo di tamit ak éthique di jikko yu baax ci ngir nag mën a tegu ci yoonu suqaliku di ab émergence développement loolee nag ñi ko doorteel du ñenn nag ñi nga xam te ñoo di waa di Diagora University ak lycée mixte bu Delafosse ñoom nag lañ ca sóobulu wala bokk lañ ca jublu bokk na ci
ndongo yi bi ñu génnee ñu mën a am maanaam ak xarañte ci wàllum professionnalisme taxit fi mu nekk nii bëgg nañ jëbbal leen daanaka téeméer ak juróom fukk ci ay bourse yoo xam daal dana mën ngir ñu mën a àggale seen njàng ci fu mu gën a kawee gën a mën a xarañ ki nga xam te moo di Ndeye Fatim Lo ma nga fa woon. Apprenez, portez le savoir en bandoulière car il est essentiel à la connaissance des choses et des lettres et il est indispensable à la poursuite de votre propre idéal. ci ay mandarga yu am solo loolu le marraine conférence bi tàmbalee lii di waxtaanam lim ci namm mooy wan ndongo daara yu jàngee ci lycée mixte de la Fosse njëriñu xam-xam. Périclès, élève brillant et fabuleux. Périclès nekkoon na ab ndaw bu xarañ ba pare xel mi neexoon lool ci ay atami ndaw moom xamoon na rek lan mooy lettre jàngoon na tamit science loolu tax ba mu nekk ab politique bu xarañ bu muy jiite Athènes xamoon nañu tolluwaayu boobu réew recherche ak invention daal dina amoon rek ab place bu mucc ci ay boo xamante ni joxoon na ko foofu sax la ñuy mën a waxee ni démocratie am na bépp sensam ci xam-xam ak gëstu bi nga xamante ni peuple grec amoon nañu ko. Que le peuple grec avait acquis. Conférence bi nag moo ngi fesal lëkkaloo gi am diggante Diagora Université ak lycée Maurice de la Fosse mu doon ab partenariat boo xam ne ñëw na ci waxtoom suñu sukkandikoo ci marraine bi dina yëkkati bu baax njàng meex njàngale bi fii ci Sénégal. bu ñu gisee ñun jafe-jafe yi nga xam ni moom la suñu njàng mi jànkonteel ñoom ñu xalaatal seen bopp ba dem wëril ba wutil ba amal seen bopp université bi nga xam ni dañuy jokkoo pour xale yi mën a jàng donc bu amee lu mel ni war nañ mën ñu taxaw gunge xale yi ndax ñoom ñooy suñu ëllëg. Diagora Université di ab université américaine boo xam ne doomu Afrique moo nekk ca bopp ba li mu bëgg tey ji mooy may ndongo daara yi ab formation professionnelle bu jéggi dayoo ba ñu mën a am liggéey ci bu gaaw. ci fukki at yu mujj yi li ñu def moom mooy fexe bu accompagner institution académique yi waaye itam permettre këru liggéeyukaay yi ak nit ñi ñu mën a conserver seen liggéey loolee nag ngir mu mën a antu faw nag ñu am lu ñuy woowee parcours pédagogique muy ab doxalin ci wàllu njàng meek njàngale bi leneen lu ñuy def itam moom mooy ñaax këru liggéeyukaay yi ba ñu mën a accélérer li ñuy woowee employabilité maanaam liggéeyu ndaw ñi nga xamante ne nii am nañu seen diplôme. lu tolloog téeméer ak juróom fukk bourse dinañ ko may ndongo daara yi gën a mën a jàng ci lycée bi Aïssata Tall Sall di ñaax ndongo daara yi ñu woon ci conférence bi ñu jox gëdd seeni professeur ndax si dolli ñu gën a xarañ lool ci li ñu def ndaxte du ay li jaasa doom mooy maye liggéey. ma ngoog Ndeye Fatim Lo di wane ay ndongo yu ñu ràññeeloon seen aliwo ju kawe seen xam-xam jébbal leen i bourse ngir ñu yokk ko wax nag leneen dem ca goxu Parcelles Assainies mu mel ne nag askan nga fa yow bokk na ci ab comité de réflexion bi doon sàkku nag li nga xam te moom moo di ab délégation spéciale la ñu bëgg ñu taf ko foofee samp ko fa jële fa daar ki nga xam te moom moo di njiitu gox ba di Moussa Sy lañ koy tuumaal di ay baaraam lañ koy joxar bi ci tuuma bokk na ci na mu yore seen gox bi daal jaar yoon moom lu ko neex lay def di bumbi po daal yorin boo xam daal tegul fenn ñoom nag fi nekk nii ki naam sax àddu nañ ko wala bokk dànkaafu nañ ko moom njiital gox ba ne lu ni mel du ci wax benn yoon moom ma nga xam te moom lañ ca joxar bi baarama tuuma Mansour Niang moom mooy kaddu boobu lépp comité de réflexion ay kaddu mi ngi ci micro sunu naataango Ablaye Wadianga. ñu bëggoon nag naam bala lañ koy révoqué naam justice daf liggéeyam pour mu wax ñu fan la dugal suñu xaalis of nag la ñuy woo di si woo la présidente di ko wax na ko Parcelles Assainies ñëpp ñu ngi dénoncé lenteur administrative comme yorin bi mairie bi déclaré ay budget ñu voté la ko nga commencé chantier bi yeggul lu mel ni stade baa ngi nii ñu jàkkaarloo moom école municipale bi nekkoon fii nii xam ne ñëw ji doole ji ñu nekkoon Parcelles amuñu moyen fii la ñu daan jàngee mu tëj ko rajo municipal bi mu ngi fii nii rajo boobu tey da koo tëj matériel bi anamu waa Parcelles Assainies ñu ngi koy laaj centre culturel bi mu ngi fii di daanu ñu ngi ko tëj parce que nangootuñ kenn dugg fa mais piscine olympique baa ngi nii mbalka la plus de 80 millions nee nañ dugal nañ ko si lépp lu ñu yoon may dinañ ko def pour déclarer pour que justice soit faite.
waxoon naa ko sànq ci ndorteelu xabaar yi bokk na ci nag lu jëm ci njiitu réewum États-Unis moo woon di Barack Hussein Obama moom nag jébbal na leng yi ki ko fa wutu di Donald Trump moom nag daanaka dirub ñeenti at mu toogoon ko foofale nag ca nguur ga wala bokk ci li nga xamante ne moom moo di présidence bi gis nañ ni am na ci daal loo xam te ne nag ci dirub juróom-ñetti at yi mu fa toog am na ci lu baax Sénégalais yu bëri ñoom ñoo ko gis ne nag ci wàllum démocratie daal am na ci ay jéego naam sax loolee am na waaye it am na ci loo xam daal ak lajj la ci wàllum politique ñeel nag fii nga xam te moom di àdduna bi rawatina nag ci dëndu Afrique Moussa El Hadji Bey demoon na seeti leen. Donald Trump dalal nañu ko ci bopp nguuru Amérique gannaaw ne Barack Obama jóge na fa Sénégalais yi ñoom di natt liggéey ba nga xam ne kile def na ko ci ñaari mandat yi nga xam ne toog na ko ci boppu États-Unis. liggéeyam yaatu na ba nga xamante ne yemul Amérique mais ñëpp fépp si àdduna ñëpp yëg nañ ko fépp foo xamante ne maanaam moom njortu na ne maanaam nit ñi wala doomu aadama yite woon nañ ko si plan social ak feneen day daal di sol dallam daal di ko dem di doxi ko. mooy président boo xamante ne il a fait presque toute l'Afrique ñëw na Afrique ñëw na Sénégal bon dëkk yu bëri la dem ci Afrique surtout bon liggéey na États-Unis liggéey na dans tout le monde. naam andi na yokkute ci doxinu àdduna moom Obama ñenn ñi jàpp nañu ne am na ay dossier politique yoo xam ne daf cee lajj soutien bi ñu nemmeeku ci intervention franco-britannique ca Libye ab firnde la ci bu ñu sukkandikoo ci étudiant bi. même si États-Unis ñoom de manière diplomatique intervenir ñu directement mais quand même on sait que c'est avec le soutien des Américains la France ak Britannique yi intervenir à Libye loolu moom moo provoqué ça bon la crise malienne ainsi que Boko Haram tamit. ñu jàppee ko ni ab acteur bu yëngu bu baax ci wàllu social moom mi fi njëkk nekk président États-Unis doon nit ku ñuul fas yéene wëyal liggéeyam ci lu soxal domaine boobule. le fait que mu jóge tamit ci présidence bi day tax mu gën a am jot gën a suivre yeneen action yi mu def. président même soo nekkee demee ba doonatoo président mën ngaa continuer say action te daanam action yooyu ngay def sax mën naa gën a am solo action yi nga doon def bi nga doon nekkee président kon dama jàpp ne kon loolu noonu lu am solo la. tey nag Barack Obama moo ngi dem yóbbaale nag cote de popularité boo xam ne dafa gën a yokku bu ñu sukkandikoo ci ab sondage bu ñu mujjee def juróom-benn fukk ci téeméer yoo jël ci ay américain nangu nañu liggéeyam ñaari américain ci ñett ñu ngi firnde ni bëgg nañu lool ci la mu jot a def ci bopp nguuru Amérique. mbokk ñu àdd ci wàllum tàggat yaram xët mi bokk na ci nag Alaaji Moussa Bey ni nga ko waxee mbégteet am na fii ci Sénégal ci ñi nga xam ne ñoo di étudiants yi lu jëm ci nag match bi doxoon diggante réewum Sénégal Lions yi gaynde yi ak ñi nga xam ne ñoo di Zimbabwe lu ni mel nag mbégte bu rëy la def ci étudiants yi jàng ci daara ju kaw ja ñoom nag naam sax am na ñaari ndam yu teglanto bëgg nañu askan wi daal di nag booloo bu baax gunge ñii di gaynde yi waaye namit def ay ñaan ndax ñu mën a indi li nga xam ne moo di Coupe d'Afrique bi terewul tamit gis nañ ne lu ni mel daal lenn lu méngaloo ko ak jàllug Sénégal di Lions yi ci lii di quart de finale yi ki nga xam ne moo di Abigay moom toogoon na di ko seetandoor ak ñi nga xam te ñoo di ndongo yi. salle bi bëri lool ay supporters yu concentré wu ci télé bi gannaaw ba mi-temps jotee ñuy xamle ne am nañ yaakaar bu rafet ci équipe bi. neex na trop parce que li ñu doon xaar ci moom mu ngi ñu si wanaale lu bari pour l'instant mais doyaluñ nag waaw bu ñu yokkee but moo ñuy gënal quoi parce que ñun amuñ lu dul Sénégal te aussi ñu ngi koy ñaanal aussi ndam li ñëw Sénégal loolu rek lañ koy ñaanal pour l'instant mais lim ñu wanaale premier mi-temps moom vraiment neex na trop vraiment joueurs yi bëgg nañ ko et puis staff bi tamit vraiment lii leen doon xaar ci ñoom quoi. ñu ngi yaakaar moom victoire moom day ñëw moom incha allah ñu ngi xaar nag yaakaar cette année ci mu baax ñu dem demi-finale au moins ndax at yi yëpp depuis 2006 xam nga ay déception rek la ñu am. gannaaw ba match bi jeexee nag mbégte moo gën a fës ci étudiants yi ñuy rafetlu nag jongante bu Sénégal bi te am yaakaar ne équipe bi dana qualifié ci finalu Coupe d'Afrique bi. tey dañoo kontaan suñu xole dafa fees dañoo kontaan ci Aliou Cissé kontaan ci jéeri dañoo bég tey dañoo bég billahi dañoo bég xaaruñ dara lu dul final rek la ñuy xaar final kese. ñoom supporters yi nag di ñaax askan wi ngir ñu booloo ci ginnaaw équipe bi te bàyyi dingat bi. ñun ñëpp nañ nekk ñu booloo dem ànd ak coupe bi buñ nekk fii naan Serigne Diw nee na Serigne Diw nee na non non ñun ñëpp nañ ñaan yàlla ñu jëm final ça fait longtemps que Sénégal amul ndam amul coupe incomprendre
Aliou Cissé nag nañ ko pousse mu liggéey. équipe nationale bu Sénégal am ñaari ndam gannaaw ñaari jongante muy nag ndam yoo xamante ne moo waral ba mu qualifié ci quart de finale bu Coupe d'Afrique des Nations bi. Abigay moo waxoon ko sànq ci bopp xabaar yi bokk na ci tamit Sénégal ndam loola ñu am di ñaari bal ci dara ci kaw Zimbabwe mel na nag lu ni mel nekk loo xam ne gëj nañu ko nemmeeku ci équipe bi ci atum 2006 ba tey ki nga xam nag moom mooy doyen Abdoulaye Diaw xam-xam màcc lool ci wàllum tàggat yaram gis na nag lu ni mel daal di ko wax sax ci rek jafe-jafe yi bokk na ci delluwaat ginnaaw ci fukki at ak benn boobaak tey daal di ak dellu ginnaaw ci wàllum football lu mel fi mu nekk nii gis na ne nag daal ay jéegalu yu am solo suñu gaynde yi def ko ñeel nag ci li nga xam te moo di jongante bi am ci dëndu Afrique ñu teewlu ki nga xam te moo di Djibi Sarr Dioni. fukki at ak benn ci ren réew bu Sénégal qualifié ci lii di ñaareelu wërngalu Coupe d'Afrique bu football mu dib jéego bu am solo bu ñiy dund football ci réew bu Sénégal di rafetlu lool rawatina bile kàngam waaye li mu jàpp moom mooy dañoo war a xool ci at yu bëri yooyee ñaata yoon la ñu bokk ci bile jongante. mais 11 ans du 11 kan. soo nee 11 ans dafa mel ne que 11 kan 11 ans du 11 kan ñaata kan dañu toog demuñu deuxième tour mooy ñett yu mujj yi moo di ñett yu mujj yi ñu ngi ci 38 éditions de Coupe d'Afrique des Nations entre 1957 et maintenant 2017 ñu ngi ci 31 organisations bu CAF ñun bokkagum nañu 14 fois bi mooy 14e bi Sénégal musul def kaan bu bon. ginnaaw ndamam li mu am ci kaw Zimbabwe ñaari bal ci dara réew bu Sénégal moo nekk jamono ji équipe bu njëkk bu qualifié ci ñaareelu tour bu Coupe d'Afrique des Nations tax kii di Abdoulaye Diaw dénk ay digle kii di tàggat gaynde yu Sénégal yi. Aliou Cissé loolu laa ko doon yóbbante mu seet diggam bi tendre vers un milieu buy gën a animer jeu bi buy gën a dimbale attaquant yi. milieu Aliou Cissé milieu la boo xamee ni day dimbale défense ak ñun amuñu milieu buy dimbale attaque. bërki démb feeñ na contre Zimbabwe Henri Saivet loolu buñ ko rectifié équipe bu Sénégal bi war na valoir au moins un but par mi-temps. niki altine réew bu Sénégal dina football ñetteelu matcham ci wàllu pulam waaye laata muy jongante lii di quart de finale am bile Sénégal ñetti yoon la mës a ndërmeelu ci premier tour ba ca njëkk di 2008 ba ca topp di 2012 ak ci atum 2015. Sadio Mané bokk na ci nag ci équipe boobee kuñ ci ràññee lool di Sadio Mané ballon d'or africain bi mu mel ne nag loolee nekk na bu baax li nga xam te daal gis nañ ni nag lu war la bi ñu sukkandiku ci ñoo xam nag dañuy yëngu di ay taskati xibaar ci wàllum tàggat yaram ndax nag ki nga xam te nag moom moo di Bob joueur dafa wane bu baax mëninam ci li nga xam te moom moo di tañeer bi te it nag daanaka ñaari match mu daal di dugal ñaari but lu nu mel nag nekk na li nga xam daal moom firnde la ci attaquant bi nga xam te moom moo di attaquant bu club bu Liverpool rawati nag li mu fësal ci li nga xam ne jongante bi ci rek CAN 2017 bi Fatou Bintou Diagne. Sadio Mané ballon d'or daal di dugal ñaari but ca Tunisie ak Zimbabwe moom mi nga xamante mooy football ca Liverpool rek mu ngi ci meilleure forme am. Sadio Mané joueur la boo xamante ni dafay jouer avec son cœur dafa am fougue bi te yaakaar naa ni tam li ñu xamante ni moom nañ doom xaar si moom ci Coupe d'Afrique bi def na ko. Sadio fi mu nekk dina dem fu raw fii. ak ñaari but yi Sadio Mané daal dina rek tolloo ak ki nga xamante ni moo di Aubameyang ak algérien bi di Mahrez attaquant bu Liverpool dafay rek confirmé place am ci podium mu ballon d'or bi. moo nekk 3e bi bokk na si podium bi te tamit booy xool ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko jiitu mu di Riyad Mahrez marqué na 2 buts Aubameyang tamit marqué na 2 buts moom tamit mu ñëw marqué 2 buts te am naa yaakaar sax ni mën nañ gisaat yeneen but ak Sadio Mané si compétition bi incha allah. mais face à l'Algérie nga xamante ne day dajeeg Riyad Mahrez mi nga xamante ne ñoom ñaar dañu doon xëccoo ballon d'or bi Sadio dafa am lu bëri loo xamante ne da ko war a prouver ci kanamu Algérie mais également plus ñuy dem quart de finale demi-finale mu wane ne mi ngi fi. du ñu soppi ab équipe buy gagné loolu la Aliou Cissé comprendre ba tax na rek dafa réaménager équipe am bi. face au Zimbabwe dañoo gis équipe bu Sénégal boo xamante ni dafa gën a taxaw dafa gën a ñëw wane boppam que ni man bëgg naa jël CAN bi te li nga xamante ne moom la Sénégal supporters sénégalais yi di xaar si ñoom def nañ ko. Aliou Cissé moom da ko am c'est-à-dire dafa nekk ak xale yi di liggéey ak ñoom. te am na expérience boo xamante ne xale yi amuñu ko ndax joué na plusieurs CAN donc moom loolu la gëm tant que mi ngi koy def di réussir nous on a envie d'applaudir et puis di ko ñaanal mu jëm ci kanam.